yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. yéen a ngi seetaan seen télévision. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di am mbégte bu baax a baax yëkkati suñu kàddu fii ci pàkk bu tedd bi nga xam ne nii mi ngi bokk ci barabu lislaam yi bokk ci barabu Serigne Touba yi nga xam ne nii jëmmal nañ fi liggéeyab lislaam su ko defee ne kon barab bi muy al buqaatul mubarakatul mbakkiyatul xadimiya saa yuñ ko tuddee rek tur bi dafay am lum lamboo lu yaatu loo xam ne nii mënees na cee dégg lu baree bare te tur woowu tamit mi ngi génneeku ci suñu sëriñ bi nga xam ne nii moo jiite liggéey bi jiiteel ko boppam muy sëriñ Muntaxa Mbàkke ñun ñëpp xam nañ ne barab bi barab la boo xam ne nii mi ngi biir Mbàkke Bawal waaye am na loo xam ne nii moom lañ fi daan def jagleel ko mooy ab stade la nekkoon su ko defee nag fi nga xam ne nii foofu la barab bii nekk ñëpp xam nañ ne yàgg nañoo ñaxtu di wax ne li fi war a nekk dëppwut ak loolu ndax barab boo xam ne nii sëriñ bu soobe fa la tëdd maam borom saam fa la tëdd njabootu sëriñ Touba am yoo xam ne nii fi la ñu tëdd kon ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo xamoon barab bi ak histoire am li nga xam ne nii moom lañ daan wax la fa nekkoon dëppwut ak loola kon moo taxoon Mbàkke gépp takkoo xam ne loola warees na ko wuutal andi fi leneen loola tamit bañ ci doxee ba mu àgg ci sëriñ Muntaxa mel na ne xamee na ko na nga xam ne nii noonu lañ ko bëggee woon daal ca joxe ay ndigal yoo xam ne nii la ca jiitu mooy ñëwal boppam ci barab bii ba mu fi ñëwee rek la waa dëkk bépp xam ne li nga xam ne nii moom lañ ci bëgg dana sotti su ko defee kon yàlla ubbee loolu ci loxol sëriñ Muntaxa Mbàkke mu jiite ko teg ko ci ay loxo nag yoo xam ne nii wóor lañ ñëpp àndandoo ci ba loola sotti ba mu sottee tamit comme ni ñu koy waxee rek sëriñ Muntaxa moom léppam daf koy delloo ci yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba ba mu sottee lam daal di wax ne nañ ko def kër sëriñ Touba këyit yi ñu def ko ci turu sëriñ Touba ñëpp xam ne moomeelu lislaam la moomeelu yoonu murid la waaye tamit mu daal di joxe ndigal jaarale ko ci suñu mbokki Baay Faal yi di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall jox leen ndigal ne nañ fi jëmmal loo xam ne nii doomi jullit ñi danañ fi mën a nàmpataloo ci wàllu xam-xam kon ku fi ñëw ci barab bii da nga fi fekk loo xam ne nii xam nañ ne ñi ko doon def am nañ pëstéef ndax def nañ ko loo xam ne nii dëppoo nag jamono waaye loolu nga xam ne nii tamit moom lañ fi bëgg a def mooy foo xam ne nii dañ fiy dajale ay gone di leen yar di leen nampatal ci islaam waaye di leen jàngal xam-xam boo xam ne nii dana matale ci wàllu yëpp bañ mën a jëriñ seen réew mën a jëriñ seen bopp waaye mën a dundal lislaam ji nga xam ne nii ñun ñëpp moom lañ bokk su ko defee kon ginnaaw bi nga xam ne nii liggéey boobu yemb na bañ jébbal ko ci loxoom lam wax mooy nañ ko ci diglu ba toogee ab diir nag ci la woo sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir Sam jox ko ndigalal nañ ko tàmbali liggéey bi nañ ko tàmbalil nañ ko tàmbalee nag mooy xam nañ ne alxuraan lépp lu ñuy tabaxal lislaam suñ ko ca jiitalee dana jag dana ñoŋ mu wax ne kon liggéey bi dañuy tàmbali rek waaye amut fu mu yem ndax liggéeyab lislaam moom tànki kanam la am waaye amut tànki gannaaw mu wax ne nag la nga xam ne ni moom la bëggee ñu tàmbalee ko liggéey bi mooy ubbi fi daaray alxuraan joo xam ni danañ fi tàmbalee 300 xale ak fukk ak ñett su ko defee kon ba mu joxee ndigal loola tamit yemu ca waaye lu bëree bëri ci doxalin wi ak na nga xam ne ni moom la bëgg ñu jëmmale ko daf ko leeral bañ xam fu ñuy teg suñu tànk kon sëriñ Moustapha tamit ba mu jotee ndigal loolu ca la jokkoo képp ku mu yaakaar ne bëgg-bëgg sëriñ boobu soo ci dugalee loxo dana dana àgg fa nga xam ne nii foofu la ko bëggee kon moo tax mu daal di sos benn comité scientifique boo xam ne nii
ña ca nekk ñëpp ku leen càmbar da nga xam ne ñii jàng ak jàngale ca lañ sosoo waaye ca lañ nekk ca loolu la ñuy doxal. su ko defee kon comité boobu nekk comité bu am solo boo xam ne nii jëmmal na liggéey bi tàmbali ko na nga xam ne nii noonu la ko sëriñ bi bëggee woon noonu la ko digalee woon. la ca jiitu mooy donga yooyu nga xam ne nii moom la waxoon ne nañ leen tànn muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñu tànn leen ci anam goo xam ne nii ñëpp ñi nga xam ne nii am nañ ci xam-xam xam nañ ne la sëriñ Muntaxa waxoon ne na ci ñëpp yëg seen bopp ñëpp yëg nañ ci seen bopp. ndax nañ ko defee mooy dañoo tànn ab diir boo xam ne nii àgg na ci fukki fan ak juróom yoo xam ne nii mi ngi tàmbalee 22 décembre ba le 5 janvier. kon diir boobu yëpp ñu siiwal ko wax ne képp koo xam ne nii am nga doom joo xam ne nii mi ngi nekk ci diggante juróom-benni at ak juróom-ñaari at man ngaa ñëw ñu bindale ci daara ji ngir incha allahu bu ko yàlla dogalee nga andi fi sa doom ngir mu sàkkoo fi xam-xam. su ko defee liggéey boobu rek nag bañ ko tegee ci anam yooyu ba nga xam ne nii wax dëgg yàlla mujj na ñu am lim boo xam ne nii ëpp na juróom-ñeenti téeméer waaye sëriñ bi nag bañ ko jébbalee liggéey bi. lim wax mooy nañ ci tànn ñetti téeméer ak fukk ak ñett yoo xam ne nii moom la ñuy tàmbalee liggéey bi waaye liggéey bi ab tàmbale la boo xam ne nii sëriñ bi wax na ne du yem foofu waaye lépp loo xam ne nii barab bu ñuy sànkoo xam-xam te maanaam mu jastandiku ci diine ak njàngalem sëriñ Tuubaa bëgg na mu am fii. su ko defee kon buñ ko tànnee noonu tànn boo xam ne nii lépp sell na lañ te teg mooy jàngalekat yi nga xam ne nii ñoo fi war a nekk ak ñoo war a saytu gone yi ñoom lañ ci teg ñoom tamit ubbi benn appel à la candidature boo xam ne nii ñëpp lañ ko ubbil képp koo xam ne nii xereñ nga ci wàllu woowu ba bañ ko defee amoon nañ juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay candidats yoo xam ne nii ñëwoon nañ ngir bëgg a jàngale ci barab bii waaye bañ ko seetee dañoo gis ne xale yi nga xam ne nii ñoo fi nekk nañ yaakaar ne mën nañ leen saytu ci ay wàllu jàngkat mat nay fukk ak ñaar waaye ñi nga xam ne tamit ñoo leen di jàppale ci yar ba ak toppatoo ba juróom-benn muy fukk ak juróom-ñett yoo xam ne nii ca maanaam test yi nga xam ne ni moom lañ leen doon defal ci lañ sukkandiku ba tànn leen tànnin woo xam ne nii leer na ñëpp ñu xam ne sukkandiku na ci anam yoo xam ne nii dëppoo naag bëgg-bëgg sëriñ bi. su ko defee kon loolu lépp yemb na ci wàllu woowu nga xam ne nii liñ soxla woon ci ab lim ci wàllu njàng mi ci ndongo yi mën na sëkk jàngalekat yi tamit mat nañ sëkk. su ko defee kon ñaari fan yi nga xam ne nii moom ngeen gis ñooñu ñu bindoon ci ay ndonga ñoom lañ doon recevoir muy démb ak tey dañ leen xaajoon ñaari xaaj ngir saytu bi gën a yomb saytu bi gën a ñoŋ. su ko defee ñoom ñëpp teew nañ biñ ko seetee léegi dafay mel ne lim boobu nga xam ne nii moom lañ jëloon mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett juróom-ñett rek ñoo ci ñëwagun te ku ci nekk ci ñooñu joxe ne ngànt loo xam ne nii nangul nañ ko bàyyil ko fi barab bi nga xam ne nii moom la amoon ba ngànt loolu bu tegg ko ci moom mu ñëw bokk ci liggéey bi. su ko defee kon nag liggéey bi Serigne Mountakha ci boppam moo wax ne moo koy jiite. su ko defee incha allahu le 22 muy samedi bii ñu jëm ci la Serigne bi war a ñëwal boppam fii ci barab bi ngir dalal donga yi teg gën leen a ñaax gën leen a teg ci loxo yi ñi nga xam ne nii ñoo leen war a saytu. su ko defee nag loolu dafay nekk lu am solo loo xam ne nii war nañ cee bàyyi xel ndax liggéey bi dafa nekk liggéey bu am solo boo xam ne sëñ Mountakha dafa wax ne fi mu ne nii liggéey yi ci yoonu murid yëpp daf leen a taxawal ba mu des ñetti liggéey ba ci njëkk mooy maanaam jumaay Touba ak université bi nga xam ne ni moo nekk Touba waaye ñetteelu liggéey bi mooy daara ji nga xam ne nii mooy daaray Mbàkke ji. moo wax ne kon lépp loo xam ne nii war na ci daara ji moo cay jiitu moo koy gàddu ba ko ca fekk loolu nag dafay wane ne kon sëriñ bi pare na ngir yor lépp li nga xam ne nii moo war ci daara ji waaye képp koo xam ne ni tamit bëggab sëriñ bi dëppoo naa ak sa bëgg su fekkente ne bii tàllal nga ko loxo ngir dugal ci sa loxo ndax xam na ne liggéeyab lislaam la kon sëriñ bi ubbil na la bunt bi bu baax a baax. loolu tamit nag mel na ne tàmbali nañ koy jëmmal ndax am nañu baree bari ñoo xam ne nii ñi ngi tàmbali di dugal seen loxo ci daara ji ngir saytu bi nga xam ne nii moom la sëriñ bi bëgg ñu saytoo ko noonu nga xam ne nii moom mooy jiitu waaye ku topp ci gannaawam nga xam ne nii li nga xam ne ni moo ko ñor moo la ñor loolu tamit bokk na ci li nga xam ne nii warees na koo bàyyi xel bu baax a baax a baax. kon li nga xam ne ni daal mooy wax mooy ñun li nga xam ne nii ñooy comité scientifique bi ci njiital sëriñ Moustapha moom sëñ Bassirou Sam mi nga xam ne nii sëriñ bi moom la teg ci loxoom bi waaj nañ ba jekk ci wàllu nekkin wi ci wàllu dalal dongo yi ci wàllu dalal
ñi nga xam ne ni ñoo leen war a saytu ci wàllu njàng mi ak yar bi ak maanaam di leen toppatoo loolu lépp yemm na waaye la ca des nag moom kon mooy ñu xaar sëriñ bi mu ñëw moom ci boppam su fi teewee ci barab bi xam nañ ne loolu dafay dekkalaat cosaan ndax Mbàkke nañ ko xamee rek barabu diine la barabu lislaam la ndax Maam Maaram mi nga xam ne nii moom la ko yàlla dogal mu sos ko xam nañ ne ba mu koy sos tamit daara la ko defoon kon lépp loo xam ne ni dafa duggaat ci digg bi dañuy xam ne loolu lu fi gaar la waaye dëkku fi kon Mbàkke lan moo fi dëkk mooy lu baax mooy lislaam mooy ak taalube kon dafay mel ne nag barab bii dafa ñëwaat ngir dekkalaat cosaanu Mbàkke dafa ñëwaat ngir jëmmalaat Mbàkke waaye dafa ñëwaat ngir wan lëkkaloo bi nga xam ne ni Mbàkke moom la lëkkaloo ak Tuubaa ci lépp loo xam ne nii moom lañ war a dogal àndandoo ko def loolu kon dafay mel ne waa Mbàkke day war nañoo xamaat ne am nañ cër boo xam ne ni yàlla joxoon na leen ko démb tey dooru ñëw waaye nag sëriñ bi li nga xam ne nii moom la leen féetalewaat nekk na loo xam ne nii war nañ ko bàyyi xel xam ne cër bu rëy la boo xam ne nii dëkk yëpp danañ ci ñee Mbàkke dëkk yëpp bëggoon nañ koo am waaye yàlla fii la ko maanaam dogale dañuy wax nag ne am ko te xamoo ko ñàkk ko sax te bañ koo xam moo ko gën kon nag nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax sëriñ bi ni mu ko waxee daal ab junj la boo xam ne nii day wane ne moom du teg kenn dara waaye képp koo xam ne nii ñëw nga ngir jàppale ko ci liggéey bu mat bii ndax xam nañ ne liggéey la boo xam ne nii fuñ dajale ñetti téeméer ak fukk ak ñetti ci ay ndonga ak ña leen di saytu nga xam ne ni boo boolee ñëpp day daal di mat ñeenti téeméer ñooñu xam nañ ne seenu nekkin ak seenu yorin ak anam ya nga xam ne ni moom lañ leen war a dalale foofa rawatina xale yi ba seen xel dal ba nga xam ne dana leen fàtteloo seen i kër fàtte leen seen waajur ba fii ñu nekk muy kër Serigne Touba ku fa dugg xam ne Serigne Touba moo ko moom ndax Serigne Touba moom liñ ko xamee woon mooy képp koo xam ne ni mas ngaa bàyyi say mbokk ñëw ci moom da nga fekk ci moom loo xam ne ni dana la fàttale sa cosaan dana la fàttale loolu lépp loo xam ne ni wan nga ko gannaaw kon nag loolu lañ bëgg jëmmal ci barab bi ba bépp xale boo xam ne ni andi nañ ko fi su fi nekkee dana jàng bu wér dana jàng moo xam ne nii dana dëppoog li nga xam ne ni moom lañ bëgg ci moom waaye dana fi nekk tamit anam boo xam ne ni dana mucc ayib loolu daal ci tënk mooy li nga xam ne nii moom lañ bëggoon a ubbee ndaje mi di leen xamal ne daal ñi ngi tàllal loxo ñëpp ngir ñëpp ñëw ngir dugal seen loxo ci liggéey bi ñu xam ne ñii nga xam ne ñoo ko jiitu dañoo jiitu rek ci ndigalu sëriñ bi waaye ñëpp lañ ubbil bunt bi kon képp koo xam ne ni daal liggéeyal lislaam liggéeyal sëriñ Tuubaa def lu baax ñor na la nañ xam ne barab la boo xam ne nii ku fi dàkk lislaam wala ku fi dàkk lu baax da nga ko fi fekk ndax sëriñ Muntaxa mi nga xam ne nii léppam mooy yëkkati baatu bi yàlla ba ca kaw du laal suuf moo ko jiiteel boppam moo koy saytu ñun ñi nga xam ne ñoom la fi teg fu ñu nekk mu ñuy woo mi ngi ñuy nemmiku ba xam liggéey fan la toll kon dafay mel ne ñor na ko ñoraay boo xam ne daal képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo xamal ne Serigne Touba nga ci jàppale Serigne Mountakha nga ci jàppale waaye l'islam nga ci jàppale l'islam nga ci dëggal waaye Mbàkke nga delloo la nga xam ne nii moom la yooyoo ci wàllu teraanga ak l'islam ak la ci aju. Je voudrais d'abord au nom du comité scientifique qui a été mis en place depuis presque 2 mois pour préparer l'ouverture et le fonctionnement de ce grand complexe. Ce comité scientifique, comme l'a dit tout à l'heure Sëñ Massamba, dirigé par Serigne Moustapha Mbacké Sam, qui est le déclarant responsable désigné par le marabout lui-même, le khalife général lui-même, ce comité qui regroupe l'ensemble des compétences de la commune. Donc au nom de ce comité, qui a beaucoup travaillé depuis 2 mois, je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, louange et bénédiction à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, louange et bénédiction à son grand serviteur Cheikhul Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba. La construction de ce grand complexe est hautement appréciée par l'ensemble des populations de la ville de Mbacké. Serigne Modou Mountakha, Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, par cette construction a vivifié les héritages de nos illustres anciens. Il a redoré le blason de la ville de Mbacké. Mbacké, cette ville, cette cité de naissance de Cheikhul Khadim, fondée par Maam Maram, où repose Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, Serigne Mboussobé, qui sont à quelques encablures de ce lieu, ce site de naissance, dirais-je,
de Cheikh Ahmadou Bamba abrite également les tombes des membres de sa famille qui sont à 200 ou 300 mètres du site. Donc Mbacké par excellence est une ville religieuse. Donc cette cité s'apprête à accueillir le 22 février, Inch'Allah, et toute la ville est en train de se mobiliser pour accueillir le khalife général des Mourides, pour inaugurer et démarrer les enseignements dans ce bijou, ce complexe, un complexe d'éducation, d'enseignement islamique, d'enseignement coranique. Bon, j'ai dit que le comité scientifique, en tout cas depuis 2 mois, s'est mobilisé. Maintenant, à 2 jours de l'inauguration, nous pouvons dire que tout est fin prêt. Nous venons de recevoir les apprenants, ils sont dans les pavillons et entièrement pris en charge par le personnel enseignant qui est déjà mis en place, le personnel administratif, le personnel de service et même au niveau de la prise en charge de la restauration, tout est fin prêt. C'est Mourtala, celui qui gère l'organisation d'une manière générale, et la restauration également. Tout est fin prêt pour que le 22 à 8 heures, qu'on puisse démarrer effectivement le fonctionnement du grand complexe. Là, ça c'est sur ordre du ndigal du khalife général qui nous a donné le nombre de 313 ndongo dara, tous des garçons. Mais pour le recrutement, les inscriptions, nous étions allés jusqu'au nombre, nous avons presque atteint les 1000, un peu moins de 1000. Mais aujourd'hui, pour le démarrage, nous allons démarrer avec 313 apprenants, comme je l'ai dit, de 6 à 7 ans, qui sont dans les pavillons d'hébergement, entièrement pris en charge par le personnel de service. Bon, nous y veillons, avant même l'arrivée des apprenants, sur l'hébergement, le problème des lits, des matelas, le problème de l'eau, l'hygiène, le milieu d'une manière générale. Et nous avons même organisé une visite technique avec les sapeurs-pompiers qui sont venus pour constater l'état de sécurité et d'hygiène du milieu. En tout cas, à notre niveau, nous avons pris toutes les dispositions utiles. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans le comité scientifique, il y a beaucoup de compétences qui ont eu à faire, qui ont eu de l'expérience un peu partout. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes satisfaits pour les dispositions qui sont prises pour le démarrage effectif du fonctionnement général du complexe. Parce qu'au-delà de l'enseignement, il y a d'autres services qui sont pris en charge et sur lesquels nous veillons. Bon, pour la catégorie d'âge, c'est 6 ans, 7 ans. Maintenant, pour les conditions de recrutement, je pense que, si me semble l'a dit, nous avons fait des communiqués depuis 2 mois à travers le Sénégal et même au-delà du Sénégal. Parce que quand on faisait l'état des inscriptions, les premiers inscrits, c'est des gens qui venaient de différentes régions, mais aussi des différents pays de la sous-région et même de l'Europe, qui ont envoyé leurs enfants pour s'inscrire. Et ça s'est fait souvent lors d'arrivée. Et pour l'anecdote, je le dis, les Mbackois sont venus presque le 2e ou le 3e jour. Quand vous parcourez la liste, presque les 50 ou les 60 premiers nous viennent d'ailleurs. Oui, pour l'historique, nous savons qu'ici, il y avait un terrain de football. Il y avait un terrain de football et le complexe est bâti sur ce site-là qui abritait le stade olympique de Mbacké.